benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dina bokk ci li ñuy waxtaanee xiif bu yoot askanu Goudiri lu ëpp ñeenti junni famille am ay jafe-jafe ci wàllu dund li ko waral taw bu neewoon lool daaw ba ñu fa nemeeku ba tax na lu bëri ci seen meññeef taxukaa demee noonu. dinañu wax tamit ci waa Jokkul ci diwaanu Louga béykat yooyu nag rëccuwuñu benn yoon. li ñu lànkoon joxe seen suuf ay promoteur li ko waral seen mbéyum atum ren ji nag am nañ ci ay yaakaar bu baax a baax ci wàllu koom-koom waaye FMI di àddu ci jéego yi Sénégal def ci wàllu koom-koom ñoo ngi wax croissance bu nar a romb 6% ci atum 2018 ci xibaar yi dinañ ci am invité mu ngi wuyoo Babacar Sène xam-xamam màcc jëm ci wàllu économie. tàggat yaram tamit dinañ ci àddu ci xibaar yi le match bi nar a dox diggante Cap-Vert ak Sénégal mu bokk rek ci éliminatoire Russie 2018 loolee nag Sénégal nar a jànkonteel ak waa Cap-Vert juróom-ñaari fan ci weeru octobre foofee ca Praia entraîneur national di Aliou Cissé moom woon na lu mot ñaar fukki gaynde ak juróom-benn ñu nar a dugg ci waajtaay yi ñaari fan ci weeru octobre bi. loole nag li ci gën a fes mooy Mbaye Niang di franco-sénégalais moom war nañ ko ci rek mu nar a bokk ci boobule jongante mbokk yi li moo gënoon fës ngeen taaxirlu ñu faram-fàcce. asalaamaaleykum mbokk yi di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñuy dooree Goudiri nag lu mot ñeenti junni ak lu tegali njaboot am ay jafe-jafe li ko waral nag mbéyum daaw bi moo taxoon mu demewul noonu ndax ndox bu manqué lool ba tax na askan woowee nag ñu ngi woote wàllu ñu taxaw leen su moy lekk loolee dina leen jural ay jafe-jafe donte sax xam na ñu fa nekk jamono ji di def seen kem kattan ngir loolee bana gën a ñaaw Moussa Oumar Gueye reportage. dugub du mboq du ceeb du leneen lu ñu mën a dundee ci sàq yi nga xam ne ñu ngi ci biir département bu Goudiri loolu nag li ko waral moom mooy nawet bi ñu génn daaw nekk na nawet boo xam ni la mu tawoon dafa néew lool ci noonu nag mu toll ci ay njaboot yu bëri yoo xam ne dañu lor woon ci loolu ba tax ñu jël luy toll ci ñeenti junni ak juróom-benni téeméer ak ñaan fukk ak ñeenti njaboot ñoom ñëpp ñu daal di leen jàppale ci wàllum koppar ci benn projet cash transfert boo xam ne daal délégation générale protection sociale solidarité nationale ñoo ko def ci ndimbalal banque mondial lépp ci xayma ak tënk jege luy toll ci juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaari millions ci sunuy koppar. buñ ne nag vivre de soudure nit ñëpp xel yi dafay dem ci ceeb bu ñuy distribuer puisque noonu lañ ko fi daan defee mais projet pilote bi nga xam ne banque mondiale moo ko financé dañ ne dañuy ñëw pour essayer pour xool au lieu ñuy joxe ceeb nañu joxe xaalis bi xaalis boobu ñuy joxe nag pour ñu mën a xool naka lay nit ki nga xam ne daf koy jot. te nga xam ne dafa jànkonte woon ak problème mu dund ndax nawet bi ñu weesu dafa nekkoon nawet bu baaxul woon amatuñu lu ñu dundalee seen njaboot ñu ne bu ñu leen joxee xaalis bi au lieu ñuy am ceeb kese dinañ mën a jënd lu bëri ci xaalis bi dina nekk ceeb wala mu nekk mboq wala mu nekk dugub wala mu nekk dëwlin suukar loo xamante ne daal pour dund gi lay nekk donc loolu moo indi ñu teg ko ñu ne tamit beneen test bi ñu ci def mooy dañu teg registre national unique lu ci ëpp sax duñu sax am suuf pour bay wala bu ñu amee suufit lu tuuti la ñuy am pour bay. ña nga xam ni ñoom la ñu dimbale ak ñi nga xam ni ñoo toogal mairie yi ñoom ñëpp daal di rafetlu li nga xam ni nguur gi def na ko jëmale ko ci nga xam ni ñoom ñooy néew ji doole yi ci jamono ji waaye itam ba tey bu ñuy xool ci nawetu ren bi daanaka xel mën naa dalandi ndaxte buñ ko méngaleeb daaw dafa mel ni ren li mu taw moo gën a bëri ren daal dinañu xayma luy toll ci juróom-benni téeméer ak fukk ak juróomi millimètre fekk daaw ci jamono ji mi ngi tawoon luy toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn millimètre. Moussa Oumar Gueye ñu bàyyeekoo Tamba wutali fi nga xamante ne mooy Jokkul nekk ci diwaanu Louga baykat yooyu nag ñu ngi rafetlu li nga xam ne mooy seen taxawaay ndax fan yee ñu génn rek dañoo lànkoon jox seen suuf ay promoteur ba tax na jamono ji ñu ngi rafetlu rek li nga xam ne rek jot nañ ko béy ci suuf soosee ndax gis nañ ne ren dinañ ci am vraiment liñ ci namoon Thierno Fall tase nañu ak moom. baykat yi fare ci Jokkul ñoom xam lañu bu baax a baax lu tax nangu ñoo tàqalikook seen suuf si ren ji ci kàttanu yàlla ginnaaw nawet bu baax bi nga xamee ni jaar na fi ñoom ñi ngi séentu ay rendement yu am solo ci wàllu xaar rek ren ji ñoom lu yaatu lañ ci bay ba fi mu toll ñi ngi koy tàmbali jaay tool bu ne ñu mën cee am lu ëpp million. mooy 2 hectares xaar nga mën ci am 2 millions léegi ci ñaari weer
bokkut ak 2 hectares ñu yëkkati ci 400 000 francs jox la ko bëgg ëllëg ñu pointe la jël la di la fay ñeenti téeméer bu la neexee ñu dàq. diirub bi xaal ji ñoo rek léegi bus bu nekk ay camion yu bëri danañu bàyyeekoo fii ci Jokkul yab xaal jëm ci dëkk yu mag yi. fukki oto ak juróom-ñett mën naa koo def bilan yoo xamante ni benn bu ci ne bala maa déparé na ma 800 000 wala 750 000. fi mu toll nii bu dee sama ñaareelu fan moom mën naa ne maa ngi taxawagum ci 2 millions 500 waaw yoo xam ne defagum naa ko ci xaal te ci ñaari fan dong la ci ñaari oto. baykatu Jokkul yi di xam ne lii buñ ko amee dañ ci sant yàlla waaye itam di ci sant njiitu réew mi nga xamee ni si moo tee ñu ñàkk seen suuf si. président nag sant nañ ko ndax yëf yi amoon na fitna ba sama doom dee na ci Moustapha Ba tey nag sunu suuf si la ñu am di tedd soxlawuñu projet. li ñu soxla ci taxawaay mooy soxla nañ mu jàppale ñu ci ay forage ndax li ñuy bay ñun mën nañ ko am nañ expérience bi te mën nañ ko xam nañ ko soxla nañ mu jàppale ñu ci matériel agricole parce que amuñ jiwu wét ni ko ñëpp di jàmbatee rek bëgg nañ président de la République jiw yi ñu seet loxo yi ñu koy teg ba mën di agsi ci baykat yi. ci fàttali lu toll ci diirub at municipalité bu Jokkul dafa jëloon 1000 hectares ci suuf si jagleel ko ay promoteur privé loolu nag ñu ëpp ci baykat yi dañu ko bañoon ndax mënuñoo tàggoog seen suuf. Thierno Fall ca Mbour moom bokk na ci li askan wi da ñaawlu ay usines yu ñuy samp fépp ci biir diwaan boobee usines yooyu nag ci yëngu ci wàllu farine ak huile de poisson loole nag ba tax na ñu jóg rek di ñaawlu li ni mel gis ne nag autorités yi dañu war a def seen kem kàttan ngir mën a dàkkal li ni mel am na ku bokk ci ñoom di Gawsu Gueye moom mooy président APRAPAM bu doon àddu rek ci 7e forum sous-régional bi ñu amaloon ci wàllu napp fii ci Sénégal ñu teewlu ko ci micro Cheikh Anta Diop. moo tax tey ñu def daje bi pour wan gouvernement bi ne leen lii ngeen xam ne ñu ngi koy seetaan ci Sénégal ci ay usines de farine de poisson yu fi commencé implanté wu musiba la ci réew bi musiba fukk mais jàpp na la ñu wax ñoom mais jàpp nañu ne am na ñaar fukk yoo xam ne ñu ngi liggéey amuñu këyit yoo xam ne war na leen mën a permettre ñuy liggéey parce que amuñu agrément donc fukk yi ñu jàpp ne ñoo am agrément moom la ñu mën a wax mais ñu amul agrément pour ñun amuñu këyit conséquences yi ci wàllu wér gu yaram gis ngeen li xew Mbaling population yi ci seen bopp ñoo mujj jóg taxaw takku fippu pour wane ne lii bëggatuñu mu am ci seen dëkk fu mu mujjee dafa explosé ba am na ñaar ñi nga xam ne yàlla moom na ci seen bakkan donc problème mu transparence dafa am parce que naka la ñu nem implanté usine bi naka lañ ko defee ci gox boobu ñan ñoo ko fa def lu tax ñu def ko fa est-ce que def nañu gëstu yi war ci wàllu environnement ci wàllu wér-gu-yaram. ñu dem ba Ndingler di ab diwaan bu nekk ci commune bu Ndiayène Sirakh ci département de Thiès foofee nag askan waa ñu ngi ñaawlu rek li ñuy dund bokk na ci ñàkk ndox ndaxte nee nañ benn forage la ñu amoon te ay fan a ngi daanaka dafa paan amuñu tamit lu ñu duppee courant wala sax ay poste de santé yi ñu fajoo ba tax na rek ñu wàcc ci mbedd mi ngir ñaawlu li ni mel Cheikh Anta Diop teewoon na fa andi ci ak say laatir ñu ngi fii ci Ndingler askan wi génn takku lool ñoom ñëpp rangoo ay morso yu xonq doon doxam ñaxtu dëkk bii di Ndingler de nee nañ amul ndox amul courant te it manqué nañu lool ay jumtukaay. dëkk bi ci jafe-jafe boobu lay dund tey jii li ma gën a bëgg sax mooy tey guddi fekk la fi nga gis ne ñetti poto lampe rek ñooy tàkk ci dëkk bi yëpp wàllu ndox mi aussi mooy li gën a doy waar même événement bi gën a ëpp doole ci dëkk bi mooy jàngu Ndingler événement bii passé daanaka nit ñi mënuñoo am ndox ci teen yi lañ doon fanaan dafa war a am forage su boppam boo xam mooy alimenter dëkk bi. dëkk bi nga xamante ne mi ngi ci commune bu Ndiayène Sirakh askan wi sax nee nañ tali bi nga xamante ne moom moo jaar ci dëkk bi génn ji ba Njagañaaw tali bi nag oto yi dañ fiy jaar poussière bi ciy jógee solo na leen lool. tali bi tali bu am solo la. moo war a jëm ba Njagañaaw jëm côté Mbour ak caajaay. beneen jafe-jafe boo xamante ni yuppi nañu ko jëm ci wàllu bërëbu fajukaay nee nañ sax jigéen ñi bu ñuy matu dañ leen di teg ci ay sareet di leen yóbbu ci yeneen i diwaan. jigéen ñi bu ñuy bëgg a am doom da ngay gis koo xam ne ci sareet lay amee doom dañoo sonn lu mel ni dëkk yi amuñu courant bu jigéen jógee guddi da ngay toog yow mën nga fi ñàkk sax sa bakkan. askanu Ndingler ñi ngi sàkku nag ci maire bi mu taxawu leen waaye kenn ci adjoint maire bi nag nee na maire bi amul doole goo xamante ni lépp loo xam ne jëm na ci ay jumtukaay dina ko mën a matale. ñu dem ba ca Ziguinchor foofe nag ñenn ci liggéeykat yu hôpital de la Paix ñoo nekk ci grève illimitée li ñu ñaawlu rek mooy li nga xamante ne
autorités yi dégluwu leen ndaxte juróom-ñetti fan ci weer wi ñu nekk ak léegi ñu ngi doon takk ay brassard rouge rek ngir ñu mën leen déglu mais booba ba tey nag kenn waxul ak ñoom ba tax na ñu fas yéene yokk ay yëngu-yëngu yi rek ngir mën a am li ñu bëgg ñoom nag amaloon nañ sax ab point de presse rek ngir jànnoog taskatu xibaar yi xam le ni ni mel Boubacar Diassi ànd ci ak Lamine Mandia. fukki waxtu ak benn moo jot ci hôpital de la Paix bu Ziguinchor waxtu wi chaise yi dañu daan am ay nit waaye tey beneen xarkanam la hôpital bi wone li ni mel la ko sabab. ñaxtu bi mu ngi door le 8 septembre dañ doon takk ay morceaux yu xonk rek ñu def ko on n'a pas eu de réaction kenn yënguwul kenn woowuñu donc bu ñu seetloo loolu si nañ décider carrément ne tey dañuy banque suñuy yoxo du ñu liggéey. tontu directeur bu hôpital bi. terewul woo naa leen fii réunion avec liggéeykat yëpp yi ci hôpital bi mais après réunion bi ñoom dañu ko guddee dañ ñëw ba ci biir ni duñu mën a bokk ci réunion bi ñoom dañu bëgg ñu discuter ci seen plateforme revendicative alors que plateforme bi 2 jours auparavant lañ ma ko jox. waaye yeneen jéego desandi nañu. fu mu toll nii fii depuis novembre 2016 hôpital bi amul lenn lu mu versé pour IPRES amul benn lu mu versé pour caisse de sécurité sociale. yenn saa yi da ngay xaar ay ressources. ay yoo xam ne bu duggalee te indi ay tolof ci li nga bëgg hôpital bi doxe ko donc loolu moo ko waraloon moo tax bi tabaski gi ñëwee ñu def le maximum pour fay salaire yi. hôpital bi gis nga ñax bi nu mu bëree nii dañ lay woo guddi nga jóg nar a dem gérer benn urgence mais da nga doo am sax foo jaar doo gis sax parce que ñax bi dafa bëri te lampe yi c'est mal éclairé ñi amul sax éclairage public mën nga xool ci biir hôpital bi gudd dee lëndëm kiris. chantier bi ci kaw lañ koy liggéey. donc chantier bi ay phase yu bari la phase boobu moo des voirie bi ak éclairage boobu ñuy wax bon désherbage bi ñuy wax aussi dañu amoon jafe-jafe ak société nettoiement bi jotu ko def mais normalement tey sax waroon na ñëw pour commencer ko. am na ay indemnités yoo xam ne ñu fiy liggéey dañ si war a jot loolu yëpp kenn fayul kenn te benn explication jotuñu ko. c'est normal là parce que lu ñuy doon xaar la bu ñu ko jotul c'est normal ñu yëglu bon mais terewul ñi ngi tooguñu ñi ngi def ay démarches pour jéem a xool loolu nuñ koy régler. garab yi ak produits yi aussi fii pharmacie bi am na yu bëri yoo xam ne mënul am soo waree opérer benn malade il faut au moins nga def lu ñu naan numération formule sanguine loolu examen boo xam ne bu banal la mais fii ci hôpital bi amu fi. garab yi ak réactif yooyu yëpp jënd nañ ko c'est que da nga ma xaw a benn ni kon ma war noonu la facture bi ñu ko jëndee sax bu pra bi mais muy loolu muy réactif jënd nañ ko. syndicaliste yi daje ak directeur bu hôpital bi diir ay waxtu yu bari askanu Ziguinchor am yaakaar ni li ciy rot seen mbégte rek lay doon. Boubacar Diassi ñu wax ci njàng meek njàngale mi dem ba foofu ca Ndar fële ca Ndar foofu nag li ñu mën a nemmeeku rek mooy Yavuz Selim kii di gouverneur bi dafa joxe woon benn arrêté rek ngir ñu dakkal bépp yëngu-yëngu ci boobule école police bi tamit ñëwoon na fa rek ngir jële fa bépp jàngalekat bu fa nekkoon ba tax na kii di président du conseil d'administration di Madiambal Diagne di ñaawlu ni mel di sàkku rek ci gouverneur bi mu may ñi nga xamante ne rek ñoo fay liggéey ñu mën a liggéey wéyal seen liggéey ni mu war a ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Diop. gouverneur Seydou dafa yónnee ay alkaati yi mu fi yónnee da leen wax di génne école bi nii bu fi jàngalekat yi nekk bu fi enseignants yi nekk génne leen ci biti ma taxaw nag pour wan ko ni ko Ndar sori na Dakar waaye mënees naa jóge Dakar ñëw fii taxaw wan ko ni ko moomu ko amul sañ-sañ bi yoon mayu ko di ko nangul amul sañ-sañu def ko te amul sañ-sañ indi fi alkaati te ñu wax ko ni ko na dakk mu indi fi alkaati. na dakk mu yewal fi alkaati dootu fi dugg tribunal dañ ko jotee état Sénégal dafa jotee suñu groupe scolaire xëy na jotee ba nga xam ne ñun sàkkuwuñ ko ñu dem ci yoon àttoogu. ñu wax ci wàllu koom-koom niñ ko waxee woon ci tàmbali xibaar bi rek ak mission bi benn pàcc ci FMI amaloon fii ci Sénégal ngir saytu ni muy mbir mi di doxee ci wàllu koom-koom ñooñu nag rafetlu nañ jéego yi Sénégal def ci wàllu koom-koom ba ñoom gis nañ ne fii ak 2018 dinañu am croissance bu 6% ñooñu nag jot nañu fësal xibaar yi ñu mel rek di ñaawlu li nga xamante ne tamit di rafetlu li nga xam ne noonu ne la Sénégal di doxalee Aminata Mbari Sow ak Modou Diop def ci ab jàngat.
Fonds monétaire international daal di pare mission bi mu doon amal fii ci Sénégal ki jiite mission bile di jox ay poñ yu baax économie bu Sénégal. Il y a eu beaucoup de progrès avec les réformes économiques. bëri na ay yokkute ya nga xamante ni it ci coppite wàllum koom gi la. te nekkul itam ñun rek ñun ñoo gis li ni mel waaye tamit am na yeneen ni yokkute yoo xamante ne te ñel na ci lu mag maanaam lu ñuy duppee macro fiscal te itam gouvernement bu Sénégal ak instrument ya nga xamante ne yor na ko ngir jàppale politique économique bi waaye tamit lii di gouvernement bi moom dem na ba ci biir marché yi li ñu duppee euro dollar loolu toll na ci boo xoolee juróom-ñetti yoon que la nga xamante ne Sénégal ma nga koy laaj. Inférieur à ce que ils ont eu avec leur premier euro-dollar. leneen lu ñu rafetlu mooy coppite yu bëri yu nguurub Sénégal daal di andi ci wàllu doxalin ci wàllu économie ba ci croissance économique bi fi mu toll nii. La croissance économique. croissance économique loolee doon na loo xamante ni lu am doole la ndax jamono ji mi ngi toll ci téeméer boo jël rek juróom-benn ya ci ñetteeli at ba nga xamante ni nekk nañu ko. waaye tamit loole teewul ñu jàpp ni Sénégal fi mu toll nii li muy jëlee ci bitim réew ci ab xaalis bu muy lépp. La dette est soutenable aujourd'hui. Toutefois. wàllum bor bi ci at yu mujj yi loole yokku na lool ba jéggi dayo waaye li ñu gën di mën a jàpp rek moo di ñaar fukk ak ñeent ci téeméer boo jël ci ay recettes ya nga xamante ne l'état bi moom moo ko moom loolu tamit yokku na toll na ci ay fanweer ci téeméer boo jël ci at mi ñu nekk waaye gouvernement bu Sénégal bàyyi na ci xel bu baax ndax boo oytuwul rek loolee daa gën a gàllankoor la nga xamante ni te moo ñeel financement plan Sénégal émergent bi de financer le développement du Sénégal. faaw nguurub Sénégal di fayeeku impôt bi ci yépp société yi nga xam ni ñoo nekk fii mu bañ leen a baal loolee mën na am bu ko defee xaalis bu muy jëlee ci bitim réew mu mën ko def feneen. Aminata Mbari Sow ci loolu sax ñu ngi doon xaarandi rek suñu invité di Babacar Sène du ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu économie ñuy yaakaar ne fii ak ñuy jeexal xibaar yi rek dina ñëw fii ci plateau bi ñu mën a waxtaane li nga xamante ne mooy jéego yi Sénégal def ci wàllu koom-koom ñu wéyal ko rek dem fële ca Casamance wax ci exploitation zircon foofee nag askan waa ñaawlu noonu nañ li nga xamante ne mooy projet boobee bu ñu noppee nag ki nga xam ne mooy député sortant bi di Abdou Sané ak Ousmane Sonko nouvel élu ñoom nag àddu nañ rek jëmale ci li nga xamante ne mooy projet boobu ñu gis ne ci wàllu yoon du lu la nga xamante ne rek askan wa yitte woon nañ ko côté finance bi tamit ñoom gis nañ ne rek waroon nañ mën a xaarandi ba xam la loolu mën a jur ñu teewlu compte rendu bi ci Dissa Préra def andi ci ak Jafara. bokk na ci li tax population Niafran lànk ne duñu nangu benn entreprise ñëw di exploiter zircon ba ñu gis seen suuf mooy jafe-jafe yi exploitation boobu mën a jur ci environnement wu dëkk boobee. dara indiwuñu lu dul ñun ñëw pour laaj gouvernement bu Sénégal ci lan la sukkandiku ba muy autoriser waa Astron ñu war a exploiter zircon bi en Casamance parce que fii Sénégal am na lu ñu tëral. pour nga mën a exploiter zircon bi comme ñoom am na ay procédures yoo war a def am na lu ñuy wax aussi étude d'impact environnemental et social étude d'impact boobu gars yi def doyul baaxul parce que am na lu bëri loo xam ne dafa bokk ci étude d'impact te ci étude bi dara amu ci moo tax ñun fu mu nee nii benn nit la ñu amal affaire mooy nguur gi parce que nguur moo mën a joxe moo mën a retirer. beneen raison bi tax waa Casamance dese gëm projet boobee. mooy diggante carrières yi ak mangrove bi askan wi di jëlee li ëpp ci li ñuy dundee 70 mètres moo leen séparé jegewaay boobu mën yàq lu bare ci mangrove yooyu. ñuy fàtte ni zone boobu zone bu xaw a sensible la mu am loñ fay sàmm ci wàllu gàncax ci wàllu suuf ci wàllu jur gi ci wàllu géej gi ba taxoon ñu jël presque li ko wër yëpp def ko li ñuy wax aire marine protégée mooy kenn amul sañ-sañu dem di fa def yenn yi. ñëw ñu pour def affrontement de qui que ce soit dañu ñëw pour sauver suñu planète bi ñoo ko bokk bu ñu xool ku am alal ak ku amul alal parce que australien yi may wax noonu alal la ñu am ba nga xam ne pour ñoom Sénégal lépp xaalis moo koy doxal boo yoree xaalis lu la neex mën nga ko def. Ousmane Sonko moom li mu bëgg ci gouvernement bi mooy transparence ci dossier zircon bi député bu bees bi ne dina bind ab laaj jëmale ko ci gouvernement bi ngir mu indi ay leeral ci contrat bi lié Sénégal ak Astrom di société bi gagné marché boobu.
di saprera ñu wax ci wàllu téere yi ñuy mool ak ni ko askan wi di jëfandikoo li ñu seetlu mooy lii di internet dafa tax ñu bëri ci askan wi daanaka liiratuñu wala sax yeneen jumtuwaay la ñuy jëfandikoo rek ngir mën a sàkku xam-xam ci loole nag ñuy yëngu ci wàllu tàggat xale yi ngir ñu mën a sopp lii di lecture àddu nañ ci ne faw nguur gi jàppale leen rek ñu fexe tamit bi jumtuwaay yooyu ñu mën ko méngale ak livre physique yi ki nga xamante ne rek mooy responsable bibliothèque centre culturel Blaise Senghor ak ñeneen àddu nañ jëmale ci li ne mel Moussa Ngom Thierno Laurent Mendy reportage. ay livre yu bari te ute mu jafe nga bañ faa gis la nga soxla wante fa ñay liir di toogee daanaka kenn neew fa bu dee ñu bëree ngi waxtaanee ab ñàkk Pastef jëm ci lecture jamono ji fréquentation bi moom ci bu ñu waxeele yàlla moom dafay wàññeeku na bu bëri parce que il y a quelques années fréquentation bi gënoon na bëri fii mais boo xoolee année yi day gën a dem fréquentation yi di gën a wàcc. bàyyi gu ñu nemmeeku livre ñu defaree kit moom ñi yore bibliothèque mën nañ ko expliquer. ñun li ñu xamoon mooy livre papier këyit nga xam ne da nga ciy tiim di ko jàng ñoom nag dañoo dem ba dajeek jamonoy xarale nga xam ne léegi amatul rek mënatoo rek lire ay livre mën nga lire ci internet mën nga lire ci ordinateur mën nga lire ci ay liseuses ay tablettes yooyu yëpp dem nañ ba jamono indi ko. jeunes yi ñoom souvent léegi ñoom tablettes yi bon smartphone yi ñoo leen di gën a attiré. mu mel ni pexe bi doonut lu dul bibliothèque yi ànd ak jamono. ñoom ñoo war a fexe ba attiré jeunes yi ci seen bëgg-bëgg quoi c'est-à-dire créer ay tablettes ay bon indi ay ordinateur ci bibliothèque yi bon comme Europe des fois Europe dañ koy def parce que gis nañ ni bon lecture bi a commencé disparaître jeunes yi bon attiré tout leen. bibliothèque yi ñoom seen bopp ñoom ñoo war a évoluer proposer yeneen support yu nekkul rek këyit bi nga xam ne moom moo nekk ci bibliothèque Blaise Senghor mais ñu am ay xalala yi nga xamante ni dina may xale yi nga xam ne ñoo tolloog jamono ñu mën a ñëw fekk fi ay tablettes ñëw fekk fi internet ñëw fekk fi ay liseuses ak yeneen ak yeneen. wante day fekk moyens ya ñuy soxla taxaw ba noppi. loolu nag moo xaw a des te ñu ngi profité ci occasion bi pour gën a lancer appel ci autorités yi ñu gën a gestu bibliothèque yi gën leen jox ay moyens gën leen jox ay budget pour ñu mën a am xarale yooyu proposer ko jeunesse. coppite yi ni mel ni dafa mujjee doon lu war ak nit ñi cay dem di wàññeekoo mënees naa ragal lu bari ci bibliothèque mujjee tëj fii ci Ndakaaru. tàggat yaram ñu wax ci match bi nar a dox diggante Cap-Vert ak Sénégal mu aju rek ci éliminatoire Russie 2018 loole nag fële ca Praia la ko nar a amal rek juróom-ñaari fan ci weeru octobre ci loolu sax kii di entraîneur national di Aliou Cissé woon na ci ñaar fukki gaynde ak juróom-benn ñu nar a dugg ci regroupement bi nag ñaari fan ci weeru octobre bi kii ci gën a fës nag mooy Mbaye Niang mi nga xam ne rek Aliou Cissé woon na ko rek ngir mu mën a taxawal réewu Sénégal gannaaw ay at yu nga xamante rek ñoo ngi ko doon séntu fii ci suñu réew Cheikh Hassana Fall teewoon na fa andi ci ak Jaafara Ba. ñaar fukk ak juróom benn ndaw ñoom la Aliou Cissé woo ngir jongante gi war a am ci diggante équipe nationale bu Sénégal ak waa Cap Vert fële ca Praia jongante bi war a am juróom-ñaari fan ci weeru octobre nekk ab match bu capital waaye suñu gaynde yi am ab gan bu bees ci équipe bi. Mbaye Amady Niang. convocation bu Mbaye Niang nekk loo xam ne sélectionneur national gis ne lu xel mën a nangu la. Mbaye c'est un garçon qui a de la qualité aussi beaucoup de choses ont été dites sur ce garçon. Je crois que sur le terrain, partout où il est... Mbaye Niang est un garçon que j'apprécie beaucoup. Nous avons échangé en mars, mais il n'était pas prêt. Aujourd'hui qu'il a senti le besoin de venir appuyer l'équipe, il m'a rappelé. Il est très bien sur un terrain et tout le staff de l'équipe est prêt à l'accueillir. On va le mettre dans des bonnes conditions pour que justement toutes ses qualités qu'il puisse les mettre vraiment au service de notre équipe nationale. Et pour ce que c'est l'intérêt de l'équipe nationale, tout simplement. yeneen joueurs yu bees fekk si ñu fi nekkoon ba pare. Youssouf Sabali, Alfred Gomis. pression bi ministre des sports Matar Ba ak waa fédération teg Aliou Cissé moom mi la di sélectionneur équipe nationale di dalal xel yi.
concernant la fédération, je sais qu'on s'est rencontrés, il y a eu des choses... J'ai discuté avec le président de la fédération et il m'a encouragé pour le reste de la compétition. S'agissant du ministre, je le comprends bien. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup plus besoin de son soutien que d'autres choses. Beaucoup plus avec nous, mais il est juste dans sa position. Gaynde Sénégal war a tàmbali seen entraînement ñaari fan ci weeru octobre laata ñuy jël départ ngir dem Praia waajal fa jongante bi juróomi fan ci weeru octobre bile. ñu wax ci weneen mbir maanaam taxawaay bi ay doomu Sénégal am rek rawatina ay journalistes yi ñu ràññee ci wàllu sport bokk na ci Abdoul Majib Sène ak Mamadou Koumé ñoom nag li ñu bëgg rek mooy taxawal ab pétition ba nga xamante ne ki nga xam ne moo fi nekkoon président fédération internationale athlétisme di doomu Sénégal Lamine Diack ñu mën ko bàyyandi ndax seetlu nañ ne ñaari at a ngi gannaaw ba justice française nangoo passeport am ba tax na mënatul dox soxlaam ni mu waree. loolu nag Mamadou Koumé ñëwaat nañ ci solos pétition boobee ñu teewlu ko ci micro Pafarañeg. pétition bi ñu bare la sénégalais yu bare la suñu benn mag journaliste moom moo jëkk jël initiative bi ku ñuy wax Abdoul Majib Sène bu ngeen ko xamul yéen xale yi ci journaliste yi fii yu ñuy gën a ràññee la dans le domaine du sport man maa ngi ci ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci bon mënuma leen lim ñëpp. voilà mais initiative bi mën naa wax ne ci Abdoul Majib Sène la jógee voilà am ñoo xamante ni ñëw fekk si ko ci biir man ci ñi ko fekk si ci biir la bokk parce que Lamine Diack kenn waru ko tan xamlu dañ ko war a taxawu parce que li mu defaral réew mi li mu defaral sénégalais yi lu rëy la bon ñun dañu fier ci moom. li gën a fës ci yenn kay dañ ci ànd ak Mohamedou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Alioune Sall ma ñu def bu yàggul directeur général caisse dépôt et consignation l'observateur nee nañu dafay démissionné ubbi leen journal bi du ca caisse dépôt et consignation lay démissionné waaye ndombal tànku association des maires du Sénégal di AMS gi ñu ko takkal la bëgg a tekki delloo ko seeni borom ndax la mu jiite léegi di caisse dépôt et consignation àndul ak jiite association des maires du Sénégal ndax ca CDC mu di caisse dépôt et consignation am na fay koppar yu ñuy baaxee collectivité locale yi te moom Alioune Sall mënul di séddale bu nuppi di séddu journal bi nañu du kenn ku ko takk taxawal ne ko tey nga démissionné moom Alioune Sall moo ne dafay démissionné ci poste président bu AMS ci coobare boppam Pape Sambare Ndour bu l'Observateur nañu démb bi journal L'Obs jokkoo ak moom Alioune Sall bëggoon a xam ndax dafay démissionné ci bopp AMS am déet ak bu dee démissionné nu mu koy defee Alioune message la leen bind ne leen bëgguma cee wax léegi Le Quotidien mel na ko naan ñu léegi ak après ca yam Alioune Sall CDC di caisse de dépôt et consignation moom la diw bër bi jamono ji ndombay tànk yu bari yu mu amoon ci réew mi nee na da koy tekk moo ko waxal boppam démb ca kanamu conseil d'administration bu CDC gi ko woowoon ngir mu prêter serment nee na poste yi ñu ko faloon ci réew mi ba takkal ko cay ndombay tànk ndomba gu mu seet ne rek mënut a ànd ak jiite caisse dépôt et consignation ndombal tànk loolee da koy tekki delloo ko seeni borom journal bi ñu loolee nag bu ko waxee xel dafay dem ci poste président association des maires du Sénégal poste président assemblée générale agence développement municipal ndombal tànk la mu yoroon ca BDK di banque de Dakar ak ca BDA di banque d'Abidjan ku ne banque ne xaalis xel dem ci kom soleil national xëy ñu xamal ne waa FMI di fonds monétaire international rafetlu nañu bu baax a baax jéego yi Sénégal def ci wàllu politique économique croissance économique bu Sénégal di ndëgër lay gi ci wàllu koom romb na 6% ak yokkute 2% gu ñu nimiku ci 2017 gi les éco nañu wax ji du loolee wax ji mooy waa FMI fonds monétaire international ak jaaxle la ñu am ci borob Sénégal beeg ni mu yokkoo di dem ndax nee nañu ci 2014 yëf ya ma nga woon ci 20% ren jii di 2017 ma nga ca 30% la Sénégal ak Sud du Quotidien bokk nañu gisee mu di revue programme économique waa FMI ñoo ngi leeral fi Sénégal di fi jéego ak fi mu desee ginnaaw Vox Populi nañu ñoom waa FMI bu dee am na lu ñu rafetlu ba wax ko ci jéego yi Sénégal di def ci wàllu koom moo di li nga xam ne plan Sénégal émergent jur na ko ne ay résultats ci réew mi di Sénégal seen ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye mi ngi ci enquête dina kay mook léppam tel quel Aly Ngouille Ndiaye polytechnicien bu juróom fukki at ak ñett maanaam 53 ans mujj ca ministère intérieur jaar ga mu jaar ca Dakar Bango moom Aly Ngouille Ndiaye soldat bi mu doonoon ci jamonoy 1983 lycée Limamoulaye ga mu jànge kaw gi koy mbokkom daan tooñe BHS ga mu doon liggéeyee te jógee fa lépp mi ngi ci enquête Vox Populi nañu li muy jéem moom Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur bu bees bi mu di yamale parti politique yi raxas géopolitique bi ba lépp tegu ci yoon loolee ñi séq géopolitique bi bokkuñu ci gis-gis Maguette Sy bu Parti démocratique Sénégal nañu taxaw ne da nga yamale parti politique yi ci réew mi loolee mooy bëgg a xañ askanu Sénégal seen liberté booloo Moussa Sarr bu LD nañu loolee bu ñu ci taxawul jël ci matuwaay def ko na mu ware ci gasax la ñu jëm Fatoumata Gassama bu
FSD/BJ ne ci xët mu njëkk Vox Populi ñoom ñi ci nguur gi taxaw ne dañuy wàññi parti politique yi loolee ñoom bu ñu ko bëggee faaw ñu bàyyi parti politique yi ñuy taxawal ngir di ko xeexee Rewmi Quotidien xëy ci parti politique yi fare ci gauche bi te dem jàppale président Macky Sall ba far fa ngiroo coow toppi leen ci parti politique yooyu ñuy woowee ay parti de gauche réew mi nee nañu for nañu wiire droite passation de service bi woon démb ci ministère de la jeunesse l'observateur xëy na ci dellu si waat ak kàdduy digle ki ndénkaane yu bàyyeekoo ci Mame Mbaye Niang may dem jëm ci Pape Gorgui Ndong may ñëw Mame Mbaye Niang mu ne Pape Gorgui Ndong bul jaawaatli mukk sa ay responsabilité politique yi nga yore ak sa mission républicaine réew mi ko te nañu Mame Mbaye Niang la mu def ci ministère de la jeunesse amul fenn 69 chargés de mission juróom-benn fukki doxkati yónneent ak juróom-ñeent moom la nommé woon ci ministère ba la Sénégal nañu passation de service ga woon démb ci ministère de la jeunesse daa meloon ne ab carnaval ndax ay xumbee la ki mbumbaay Les Échos nañu la amoon démb ca passation de service ba ci ministère de la jeunesse ci diggante Mame Mbaye Niang ak Pape Gorgui Ndong romb na loolee lépp la fa amoon yéenekaay bi nañu xalaas la. Mohamed Ndiaye ñu lay jaajëfal ci kàddu yi di leen jaajëfal yéen tamit yéen ñu ngi doon teewlu ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm jërë ngeen jëf.